ñoo ngi fii ci stade Amadou Barry ànd ak yéen fii ci télévision Pikine TV tey ku ne xam na ni ñi ngi ci 14e journée championnat Sénégal ci diggante Guédiawaye football club ak AS Pikine ku ne xam na ni tey ji ku ne xam na ni confrontation bu doy waar la entre Guédiawaye ak Pikine mu nekk match de choc boo xamante ni nii tey lu nekk mën na fi xew ci li nga xamante ni nii mooy football bu neex su ngeen xoolee nii ci esplanade bi mi ngi fees dell ci biir stade bi tamit mi ngi fees dell kon xam naa ni lépp loo xamante ni nii dina am ci match bi tey dara du leen fi ëpp ak Pikine TV dañ koy ni xam naa du ñàkk ñu doxantu ci supporters yi waxtaan ak ñoom xool tey ñoom nan lañ gisee match bi incha allahu rabbi kon sama caméraman topp ma ñu wax ak gars yi. fii ci Pikine TV ci stade Amadou Barry ñu jël koo xamante ni moom tamit supporter la dafa ñëw pour supporter kim sëñ bi na nga def. waaw naka yite yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax a baax yow dafa mel ni Pikine ngay supporter de. waaw Pikine mooy sama équipe quoi moom mooy sama équipe mais Louga laa jugee quoi. waaw Louga laa jugee uniquement pour AS Pikine. parce que suma yaay Pikinois la. suma papa nekk njàmbur ma faral Pikine. moo tax ma def déplacement beeg dérangement bi ñëw fii pour soutenir l'AS Pikine di xam ni match bu am importance la mais actuellement nii ma gisee nii fii vraiment stade bi fees na nit ñaa ngi jënd seen billet mënuñoo dugg te loolu neexul ci xol dama yaakaar ni li ñu waxoon ni stade bi Diamniadio lañ koy fubale après ba mu yàgg ñëpp préparé ko ku nekk jënd sa maillot pour ñëw soutenir sa équipe monde bi ñëpp génn ñi dëkk Pikine ak ñi nekk ci région yi ñëpp ñëw uniquement pour soutenir l'AS Pikine ñu ñëw ba fii mënuñoo dugg loolu ñaaw na quoi mais boo gisee nit ñi nii ñu bëree nii te stade bi fees xam nga ni nit ñi xajuñu fi quoi. dëgg la dafa mel ni boobu ba léegi ñëpp a ngi koy wax am na kenn koo xam ne sànq ñi ngi wax ak moom mais moom tamit nee na amuñu billet mënuñoo dugg ci stade bi te boo gisee lii tamit dafa mel ni lii kenn musu ko gis ci championnat Sénégal mbooloo mu toll nii te ñu nekk ci biti ñoo ëpp ñi ci biir te li ci biir fees na kon war nañ fexewaat ba nga xamante ne ni suñu stade yi ñu yokk leen mu yaatu pour su ëllëgee lu mel nii di bañ a am te it liñ ci wax dafa mel ni comme bon li ñu waxoon ni dañ koy yóbbu Diamniadio ba ñëpp préparé ko moo indi lii xëy na du ñàkk dinañ ci wut ay solution yu baax. xam nga football buñ ko dee wax mooy banlieue bi mënoo ci football buñ ko dee wax dëgg ñi bëgg sport mooy banlieue bi parce que Guédiawaye dafa am public bu boppam Pikine dafa am public bu boppam boo dee seet comme li nga wax noonu ma koy dëggal ni monde bu mel nii mosoo koo gis est-ce que comprendre nga ci championnat Sénégal ñu ñëw uniquement pour di soutenir seen équipe yi di seetaan football mais dama ne la lii boo léegee nañ ko yóbbu ci stade yu mag yi parce que mënatul a xaj Amadou Barry xajatul Alassane Djigo may ñaan autorité yi lii war nañ cee jug parce que fii dëkk football la boo nee Pikine boo nee banlieue bi xam nga ni dëkk football la boo wootee rek ñëpp dañuy ñëw public buñ ko yóbboon Diamniadio ñu xam ni football bi mi ngi ci banlieue bi bëgg nañ ko te dañuy fair play la Guédiawaye ak Pikine AS Pikine ay doomu ndey lan. waa Pikine TV ñoo ngi fii ci stade Amadou Barry ku ñu gis ñaar ñii ñu taxawal ku leen xool sa xel dem ci monsieur le maire Ahmed Aïdara xam naa ni moom moo dugg si léegi ànd ak ñii ku ci mel ni maa Ibba mi ngi nii sama wet ak. Wilane ñi ngi sama wet ku leen xam rek xam leen ak monsieur le maire Ahmed Aïdara tey ji Wilane gis nañ fii nu mu mel gis nañ nit ñi nu mu bare ci diggante match AS Pikine ak Guédiawaye football club tey lan nga gisee bis bi tey maay ba. waaw maa ngi nuyu Sénégal yëpp di wax ne lii rek mooy wane ni Sénégal mooy gagné parce que tey banlieue bi moo xewle ku wax Pikine ne Guédiawaye ku wax Guédiawaye ne Pikine chaque jour seen derby bi mënul yomb parce que aller bi gis nga ni mu demee woon mais retour bi nag dafa am lu ci laxasu. lan moo ci laxasu noonu parce que le premier magistrat de la ville de Guédiawaye dafa ñëw laxasu ci yëf yi. parce que soo gisee li mu jënd ci billet li mu jënd ci ay mayo yaa ngi dégg kii supporteru Pikine la nee na Pikine daf may dóor. Pikine daf lay dóor de. ñaata la koy dóor. ah Pikine dafay tey waaw ma ni xam nga moom lii rek moo lay woon parce que man mi di wax ak yow Pikine laa juddoo yaroo Guédiawaye tey su ma demee tey ba ñaari équipe yi di fubal damay xam ne samay ñaari équipe ay fubal ma dëkk fii di ñaan yàlla ma duma ko duma yoo xam ne gis nga li ma ko defoon stade Alassane Djigo tey lay gën a garaaw. mais maay ba xam nga bu ñu waxee fii jàmm rek moo fi am bu ñu waxee le choc des banlieues ñu xam ne Pikine la ak Guédiawaye te ku xam Ahmed Aïdara le maire xam ko ci diggante Pikine ak Guédiawaye est-ce que tey mën nañ tey xam tey lan la def ci diggante match bii nga xam ne moo xew tey ci diggante AS Pikine ak Guédiawaye. waaw le premier magistrat de la ville de Guédiawaye tey li mu jënd ci ay maillot sax maillot yi benn 10 000 francs lañ koy jëndee li mu ci jënd bu ma la ko waxee doo ko gëm li mu jënd ci ay billets kenn mënu la ko wax li mu mobilisé ci ndekki añ reer tey kenn mënu la ko wax fu ne nit jógee na fa nit jël na avion sax ñëw seetaan si match bi kon tey xam nga ni tey
AS Pikine tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant xam nga lu tax parce que tey derby nii soo gisee mu demee nii li yëpp liggéey Pikine ak Guédiawaye la liggéey bee rafet te ñoom tappalewuñu te ñun ak ñoom buñ demoon stade bu mag ba ci nga xam ne lépp la parce que nit ñi xajuñu fii non xajuñu fii sànq ba léegi supporters yi ñi ngi naan dañ ko waroon a yóbbu Diamniadio ndax xajuñu fi te ko wax sport wax Pikine wax Guédiawaye yàlla seetlu na ni même Diamniadio xajuñu fa parce que kii xam na li ma koy wax ndax Pikine mooy Guédiawaye Pikine waaye tey naa leen duma yu métti léegi buñ jógee ci yow dañuy dem Pikine kon yow waa Pikine naka la ñu préparé waxal loo xam nag waaw Pikine moom instant yi ñi Pikine dañoo mobilisé wu parce que ku xam Lamine Gueye moo nekk Zik FM yaa ngi dégg dafa def émission sportive moom ak Ahmed Aïdara ay xarit lañ ay wëllëre lañ yaa ngi dégg ku xam Pikine xam Guédiawaye nga xam ne ñoom sport rek moo leen ñor dañu fair play que le meilleur gagne nag waaw ñun pour la gagner ça va Wilane li ñu wax ñoom ñaar ñëpp tey yow lan nga ci mën a yokk waaw mais bisimilah dañuy sant yàlla rek maay ba bisimilah yéen waa Guédiawaye nag da ngeen a neex dañuy sant yàlla rek yéen kaay bi daal li mu wax mooy sant yàlla jul ci yonent bi ndax lu mel nii dañ doon toog di ko xalaat lu mel nii dañ doon toog di ko rêve kon bu ñu demee tey ba bis ñëw nekkul lu ñuy gént ñu koy gis kon dañuy def lu sant yàlla tey nag su may wax nag li monsieur le maire El Hadj Ahmed Aïdara def ci bis bi fii laay fanaan parce que jënd na maillot yi jënd na billet yi ñu ne ko lii fu mu jëm mu ne ci population bi jënd na billet yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ci xaalis jox ñëpp ne leen sol leen dem leen xoolal non violence lépp ci jàmm ak salaam fair play pour wala ne fair play bi dañ koy commencé damay tekki montre bi offrir ko suma frère bi xam ngeen ni lii dafa rafet entre supporteru Guédiawaye ak supporteru Pikine ñuy wane fair play kii tekk montre am jox ko waa Pikine di wane ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais ñoo bokk Pikine bokk Guédiawaye bokk lépp que le meilleur gañ nga ni mais dinaa la duma yu métti su ko defee su ma ñëwee Pikine Ahmed na Lamine nga teral ay xarit lañ waaw merci ok merci sant yàlla maa ibba jul ci yonent bi nga xam ne lii yombul kon nan ñaan yàlla nag Guédiawaye am ndam ci kaw Pikine ndam bu set wecc ñu jóge fii feete ko ci jàmm ak salaam ci kàttanu Sëñ que le meilleur gagne ok jërëjëf ci diggante Pikine ak Guédiawaye parce que franchement dafa nekk histoire boo xam ne lu yàgg la parce que man doo ma xoolee sax Guédiawaye laay supporté mais tey waa Pikine fa laa añee invité leen di ñëw ñu football ak ñoom si fair play def ko si teraanga ñu daal di leen di gañe nànk ñu ñibbiwaat nga xam ne diggante Pikine ak Guédiawaye moom mënuñu ko séparé ay doomu nday lañ yàgg nañoo ànd doo xoolee ñoom ñooy liggéeyandoo di defandoo di kii wax dëgg yàlla nañ ko football si fair play rek ñu ñibbi dem suñu yoon match bi moom nekk na dina nekk match bu neex di remercier nag suñu maire Ahmed Aïdara gis nañ mu def lu garaaw parce que jàppale na équipe bi jàppale na jeunesse bi te ñëw na si match bi pour soutenir équipe bi di ko ñaanal yàlla na yan bi woyof quoi dégg nga merci jërëjëf kon mbokk yi ba tey ñi ngi fii ci Pikine TV xam naa ni dans quelques minutes rek dinañ dugg ci biir stade bi avant match bi di commencer lépp loo xamante ni nii dina am ci biir stade bi ak ci biti stade bi ak lépp lu ñu fi war a jël rek bu soobee yàlla dara du leen cuub kon ñu ngi dem ci biir stade ba ci kanam. jërëjëf mbokk yi yéen a ngi fii ci Pikine TV ñoo ngi fii ci stade Amadou Barry de Guédiawaye diggante Guédiawaye football club ak AS Pikine ku ne xam na ni derby de la banlieue tey moo fi xew nga xam ne ni tey ji match bu neex a neex dinañ ko am fii ci stade Amadou Barry ci diggante Guédiawaye ak Pikine ñu xam ne bii mooy seen deuxième rencontre seen première rencontre mi ngi amee woon fële ca Pikine ñu nekk entre match nul entre Guédiawaye Pikine naa ci dans quelques instants incha allahu rabbi match bi dina démarrer fii ci stade Amadou Barry dëgg leen supporters yi bëgg ñi ngi supporter fii ngi fees dell wax dëgg yàlla tey ji wax dëgg yàlla ku xool lii yaram daw ku xool lii xam ne banlieue am na loo xamante ni nii ay qualité la fii xam ne banlieue bi xam ne nii am na ay potentiel yu fi nekk xam ne banlieue xam ne tey ji bon lieu lañ koy wax kon tey ji xam naa ni dans quelques instants dinañ am match bu neex a neex a neex
kon mbokk yi ñëw leen ci match ci feuille de match yi diggante Guédiawaye ak Pikine ñëw ci waa Guédiawaye Cheikh Diouf moom mooy départ Abdou Aziz Diaw Amadou Traoré Falilou Fall Modou Sey Ndiaye Talla Gueye Bonaventure Bon Foseka Mam Libas Ngom Yaya Camara Moussa Maron Cheikh Diouf ñii ñooy xamante ne ñooy 11 départ bu Guédiawaye ñu dem ci 11 départ yi nga xamante ne ñoom ñooy jóge Pikine muy Landing Badji Mouhamed Lamine Korea Pape Mamour Diallo Bassirou Ndione Wula Massira Sané Amadou Ndiaye Mamor Sall Mohamed Talla Ndong Mamour Diop Ibrahima Khalil Gueye Alassane Diouf ñi ñooy 11 départ AS Pikine kon ci kanam tuuti xam naa ni match bi dina départ dans quelques minutes diggante Pikine ak Guédiawaye tey lépp loo xamante ni dina xew fii ci stade bi ci football bu rafet ci ambiance ci bii yu rafet tey ji lépp dara du leen ci ëpp. ñu xam ni ba tey match bi démarré na waa Guédiawaye football club ñoo yor ni bal bi actuellement nii match baa ngi doog a démarré waa Guédiawaye football club ñooy passe noonu bal bi. Pikine AS Pikine ñoo am noonu corner ñoo teg seen corner pour dóor ko di leen wax ni tey ji ñu ngi ci diggante Guédiawaye football club AS Pikine corner pour AS Pikine deuxième corner pour AS Pikine encore deuxième corner pour AS Pikine.
mbokk yi yéen a gis noonu stade bi neex na bal baa ngi daw diggante Pikine ak Guédiawaye waaw dégg ngeen supporters yi noonu dégg ngeen supporters yi noonu.
waaw 5 minutes de temps additionnel 5 minutes de temps additionnel moo def ñu mi-temps kon ñu xam ne ba tey ñu ngi ci diggante GFC football club ak AS Pikine 0 bi partout juróomi minutes de temps additionnel. Voilà, fin de la première période ici à le stade Amadou Barry entre Guédiawaye Football Club et AS Pikine 0 but partout. kon mbokk yi ba tey ñoo ngi ànd ak yéen fii ci match bi nga xamante match baa ngi noonu diggante Pikine ak Guédiawaye actuellement nii Pikine moo nekk ci temps forum actuellement nii supporters Pikine yi ñi ngi supporter bu baax a baax a baax a baax yuuxu yi ngeen di dégg yooyu supporters Pikine yi la ndax ñi ngi kontaan ci seen équipe wax dëgg yàlla il a bien défendu ñoo ngi football bu baax a baax a baax a baax Guédiawaye football club ñoo yor bal bi ñoo koy paasante noonu di ko joxalante benn par benn
mbokk yi Pikine moo amoon noonu contre attaque mais finalement dañoo perte bal bi ba waa Guédiawaye récupéré nañ ko instant yi waa Guédiawaye ñoo yor seen bal ñoo am contre den noonu finalement touche pour Guédiawaye football club. kon mbokk yi ba tey waa Pikine ñooy yëngal noonu supporteru Pikine yi ñoom ñooy yëngal noonu stade bi boo xoolee fële ca tribune découverte supporter yaa ngi fa di def lu dara jarul ndax bëgg ci seen club AS Pikine ndax instant yi ñoom ñoo nekk seen temps fort instant bi ñoom ñoo yor bal bi instant bi ñoom ñoo yor pression bi waaw stade baa ngi riir waa Guédiawaye itam yëkkati nañ jóg nañ di supporter waaw lii kenn mësu koo gis ci championnat Sénégal c'est la première fois stade bi fees dell ñuy supporter nii lii neex na trop 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 di wax ni rek tey ji war nañoo gën a defaraat suñu football war nañoo gën a defaraat suñu jeunesse war nañoo gën a defaraat suñuy stade parce que li ñu gis tey fii bu ñu fonkee footballu Sénégal dina gën a jëm ci kanam ak li nga xamante ni nii moo fi xew bu yàggul dara ci champion d'Afrique bi nga xamante ni c'est la première fois fii ci Sénégal tey jii moom moo gën a motiver jeunesse bi gën a motiver ñi nga xamante ne ñu ngi ci sport bi ba tax na tey jii wax dëgg yàlla daal soxna Aji ak sëñ Xaadim fii ci Guédiawaye tey jii stade Amadou Barry foo sànni mbart mu tak wax dëgg yàlla tey jii stade bi neex na trop 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 trop. waa Guédiawaye football club ñi ngi defaat yeneen ñaari changement numéro 5 bi moom mooy dugg mooy remplacer numéro 24 bi numéro 30 ak numéro 5 ñoom lañ dugal numéro 5 moo remplacer numéro 24 aussi tamit waaw numéro 5 remplace numéro 24 kon mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi suivre seen télévision Pikine TV ba tey ñi ngi ci stade Amadou Barry de Guédiawaye diggante Pikine ak Guédiawaye ci 14e journée bi nga xamante ni mooy championnat Sénégal ci retour phase retour yi. tous pour AS Pikine Pikine moo am tous noonu coup franc Pikine moo am coup franc ñi ngi joxalante bal bi di ko joxalante kenn par kenn numéro 37 bi moom moo yor bal bi joxewaat na ko ñoom ñoo koy joxalante kenn par kenn waa Guédiawaye récupéré nañ bal bi ci défense bi ñoom it ñoo ngi koy joxalante mais dafa mel ni li ñu gis ni fi mu toll nii deuxième mi-temps bi lu ci ëpp AS Pikine moom moo yor bal bi di ko doxal nu mu ko neexee di am ay occasion loolu fi mu toll nii nag waa Guédiawaye dafa mel ni ñoom instant bi xamatuñu fu ñuy taxaw ndax boo xoolee ne match bi demee nii lu ci ëpp fi mu toll nii dañ leen a dominer pour bal bi yeeg sax léegi problème la. Attention. muy Dege Dege numéro 7 bi wax dëgg yàlla mu nekk kenn koo xamante ni moom tamit ci équipe bi c'est un joueur extraordinaire moom mooy waaj a dugg nii ak Guédiawaye Football Club centré nañ bal bi
numéro 7 bi Dege moo dugg di remplacer numéro 19 bi waa Guédiawaye ngi supporté bu baax a baax a baax a baax waa Pikine tamit ñoo ngi supporté bu baax a baax a baax a baax kon mbokk yi lii rek mooy sport lii rek mooy sport fair play la entre Guédiawaye Pikine lii rek moo fi mën a am tàccu yuuxu fecc football que le meilleur gagne. Pikine am nañ occasion dóor ko góol bi génnee ko occasion boo xamante ni nii tey jii mënoon naa tax Guédiawaye waa Guédiawaye tey kenn du reer waaye heureusement góol bi génnee na ko sauvé na leen waaw. en tout cas li ñu seetlu dafa mel ni Guédiawaye moom mënatul a yéegal bal bi loolu la ñu gën a seetlu ci deuxième mi-temps bi. Attention, attention. Tous pour Guédiawaye football club Guédiawaye moo yore bal bi di ko doxal Talla moo yore bal bi noonu passe na ko Faly Ndaw heureusement que la mauvaise passe de Faly Ndaw ballon bi génn na tous pour AS Pikine ñi ngi football 3 minutes temps additionnel mbokk yi nga xamante ne ñu ngi seetaan Pikine TV 3 minutes temps additionnel moom lañ yokk ci match bi bu jeexee nag jeex na tàkk ba tey 0 bi partout entre Guédiawaye football club AS Pikine ci le stade Amadou Barry de Guédiawaye 14e journée de championnat Sénégal premier match retour bi nga xamante ni nii mooy dox ci diggante AS Pikine ak Guédiawaye ballon pour Pikine hors-jeu à côté de l'AS Pikine
0 but partout entre Guédiawaye et Pikine. Ici à la stade Amadou Barry de Guédiawaye. Il y a beaucoup de monde ici. Rawatina tous les autorités yi nga xamante ni ñi ngi dëkk Guédiawaye ak Pikine ñoom ñëpp ñi ngi fi teew. Jeunesse bi tamit fees nañ fi dellu supporter yaa ngi fi. Wax dëgg yàlla stade bi rafet na fees na bal bi daw na waaw. di leen fàttali rek ba tey mbokk yi Guédiawaye football club moo jël 3e AS Pikine moo ci topp jël 4e ñu ngi Guédiawaye mi ngi ko rawee benn point bu fekkee match bi nag nii la continuer Guédiawaye dafay continuer am 23 points AS Pikine am 22 points. Voilà, match est terminé entre Guédiawaye et Pikine. 0 but partout ici à la stade Amadou Barry de Guédiawaye. Kon mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi seetaan Pikine TV 0 but partout. léegi ñu ngi ànd ak yéen ci match bi nga xamante ni nii moo dox ci diggante Guédiawaye football club ak AS Pikine fii ci stade Amadou Barry de Guédiawaye. Kenn ku ci nekk xam na ni tey ñooñu woon 14e journée bi Guédiawaye football club nekk ci 3e position bi AS Pikine nekk ci 4e position bi finalement 0 but partout la match bi mujjee. Match bi nag neexoon na occasion yu bari am na fi gis nañ 2e mi-temps bi tamit ni mu demee gis nañ ni dafa 2e mi-temps bi AS Pikine moo dominé match bi lu ci ëpp am na fi occasion yu bari raté ko gis nañ tamit stade bi fees na dell. Dugg bi amoon na problème stade bi fees na dell match bi neex na lii lañ leen indiloon ci li nga xamante ni nii moom moo nekkoon match bi diggante entre Guédiawaye football club ak AS Pikine. Xam naa dañuy doxantu léegi ci stade bi xool supporters yeeg autorités yi xool ñan lañ ci mën a interview ñu wax ñu li nga xamante ni nii loolu mooy seen jàngat ci match bi. jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci stade Amadou Barry ci match bi nga xamante ni moo doxoon ci diggante Guédiawaye football club ak AS Pikine nekk 14e journée ñu taxaw ki nga xamante ni mooy Yaya nekk président supporter Guédiawaye Yaya léegi match bi noo ko jàngatee. match bi d'abord li njëkk mooy njàngat mi ci am mooy bég mooy li ñu doon tiit ñu naan banlieue bi tey lu fi xew ak yooyu. ba taxoon ñu déprogrammé ko Diamniadio indi ko fii à Amadou Barry donc xamoon nañ ne match bi ak ampleur bu mu jotoon jël parce que ku nekk da nga envisagé woon Guédiawaye 15000 Pikine 10000 donc 15000 ak 10000 yi mënul woon daje fii donc dem nañ ba stade bi fees ñu tëj buntu yi donc loolu fierté la d'abord pour wane ne football bi mën nañ ne mi ngi ci banlieue bi Sénégal bëgg nañ football local bëgg nañ voir du beau jeu mais loolu yëpp lu ko waral organisation bu baax ale bi dañu dem Pikine ñu dalal ñu dal bu rafet. wane organisation bu rafet ba ñu ñëwee daanaka sax genn wàllu tribune la ñu joxoon mais ba ñu ñëwee fii ak engagement yi ma jëloon mooy Pikine dama leen di dalal ba ñu mel ne ñu nekk Pikine fexe naa ba ñu am benn partie couverte am benn partie découverte li ci des mesure sécuritaire la te loolu force de défense et de sécurité ñoo ko yor ñoo def seen séparation boobu parce que xam nañ capacité ku nekk xam nañ ne ku ci nekk mën nga feesal stade bi Guédiawaye am na habitude de jouer guichet fermé comme Pikine aussi am na habitude de jouer guichet fermé ñaari équipe yu am ginnaaw bu ñu dajee defe naa ne bu ndam demul ndam dikkul mën naa ne banlieue bi moo gagné donc lii lañ doon xaar ci waa banlieue ñu mën a am événement bu mel nii séntu ko préparé ko dalal ko ba mu jeex te cin fëqul ba nul loolu d'abord c'est une victoire leen ci des côté jeu dama koy bàyyi peut-être ak techniciens yi mais gis naa ne Guédiawaye ci premier mi-temps bi amoon na taxawaay bu mucc ayib ci deuxième mi-temps bi Pikine wallu ko ci côté boobu moom it am taxawaay bu mucc ayib maanaam ay seex lañu rek wala ay doomu ndey ku ci nekk jël nga sa genn wàllu mi-temps def nga ci li nga ci waroon def et puis lii mooy li gën ndam demul ndam dikkul amaana ndam féetewul leneen ñu gis leneen wala dégg leneen mais suñu borom lu mu dogal léegi moo gën Pikine ñàkkul dara Guédiawaye ñàkkul dara te ba tey gis nañu ne banlieue bi mën nañu téye footballu Sénégal te ci la ñu nekk di ñaan ñoom ñaar yàlla leeral seen yoon ba ëllëg bu ñu war a jouer finale coupe du Sénégal wala coupe de la Ligue ñu mën ko jouer fële ci Diamniadio ndax ñaari équipe yëpp wane nañ lu ñu mën a footballee foofu ci Diamniadio.
jërëjëf mbokk yi kon kii moo nekkoon président supporter Guédiawaye lii am na solo parce que gis nañ ni wax dëgg yàlla supporter yi bari woon nañ trop ci stade bi te gis ngeen lépp ci jàmm la commencé ci jàmm la mujj kon lii la sport Sénégal laaj te loolu ñoom seen liggéey la. kon jërëjëf maa ngi dellu aussi di gërëm ñi nga xamante ne ñoom lañ bokkaloon liggéey bi autorité Guédiawaye yëpp kenn desul pouvoir ak opposition ñëpp taxaw nañu wane seen bopp jàpp jënd mayo jënd ay ticket may nit ñi ba pare jàppale équipe bi. di gërëmaat aussi sama naataango Mortala président supporter AS Pikine ànd nañ def ay plateau ku ci nekk engagement bi nga jëloon respecté nañ ko ba mat sëkk donc lii la ñuy xaar ci banlieue te lii mooy banlieue mooy bon lieu yàlla leeral yoonu Pikine yàlla leeral yoonu Pikine yoonu Guédiawaye ba ñu ànd téye championnat bi kii jël coupe kii jël championnat wala kii jël coupe kii jël coupe de la ligue donc loolu yëpp xëj na fi te ñu ngi ci yoon ñu ngi liggéey donc santaat ñëpp gërëm ñëpp yéen aussi presse bi vraiment gis nañ ñi ngeen ñëwee ak ni ngeen taxawoo jàpp ci bis bi donc sant ñeel na leen ak gërëm billaahi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf waa Pikine TV lii lañ leen indiloon tey ci li nga xamante ni mooy seen championnat Sénégal xam naa ni dinañ àndaat ak yéen ci yeneen i numéro ci yeneen i championnat jërë ngeen jëf. Omar mi ngi baax Omar mi ngi baax coach un bon point pris à l'extérieur loolu moo doon objectif bi wala da ngeen bëggoon jël 3 yi. ku nekk gis na équipe bi fu mu jógee ak fi mu ko indi ak ni mu ci associé doomu Guédiawaye ñëpp parce que comprendre na ni mbir mi mbirum ñëpp la kon boole na ci ñëpp ñu ngi koy remercier di ko féliciter encore une fois di encourager équipe bi di wax ni championnat nañu bëgg te incha allah coupe bi dina ñëw fii. lan lañ mën a xaar comme appui ministère de la jeunesse envers le football local bi nga xam ne ay jeunes ñoo koy joué jeunes yi bëgg nañ football. waaw loolu duñ ci jóg ndax ku ne sport wax jeunesse donc fii ci Guédiawaye suñu loxo mosul jóg ci suñu équipe donc fii nañ koy tàmbalee incha allah selon les moyens du bord également lépp lu ñu mën feneen ñu def ko mais ku nekk xam ne ni jeunesse dafa transversale te ku ne sport wax jeunesse donc lépp lu ñu mën dinañ ko def pour jàppale leen liñ ciy def lu ñu mën donc bàyyiwuñ leen en tout cas jërëjëf.